ba fi mu toll nii xaatima guñu dañuy xaar rek ba giisoo ak ñi nga xamante ne rek ñoo di seen base mu mel ni fitna wala sax tàngoon na démb ca Wakam fi nga xamante ne ay ndaw yu nekk wala yu bokk ci collectivité lébu doon lakk ay pneu wala sax jàmmaarloog ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi ci rond point bu Almadies li ñuy sàkku rek moo di ñu delloowaat leen suuf yi nga xamante ne Macky Sall daf ko jébbal ñi nga xamante ne moo di Lions yi ginnaaw bi ñu amee ndam si Coupe d'Afrique des Nations. El Hadj Malick Sy Souris mi nga xamante ne dafa faatu démb ki nga xamante ne moo nekkoon président fédération sénégalaise bu football ginnaaw politique bi mu nekkoon na ku liggéeyal bu baax nguuru Sénégal di ngeen am réaction ñi nga xamante ne ñoo ko jege ci yile xibaar ñaareelu pàcc xibaar yi xibaaru biti réew lay doon nes tuuti ñu faram fàccal leen ko. Safietou Bandiaye moo nekk ci micro bi ci xarale gi Cheikh Anta Gueye ñu dooree ko ak syndicat bi nga wala sax jàng bekk jàngale bi nga xamante ne mu mel ni dal mu fay xeeñ ak juróomi syndicat yu bootu ci G7 yu jël ndogalu rek dakkal seen mot d'ordre de grève ginnaaw waxtaan yoo xamante ne ñu ngi ko doon amal démbook tey jilee ci suba teel ak ñii di jàngalekat yi mu di ay déggoo yoo xamante ne rek jot naa am ak nguur gi notamment li ñeel lii di revalorisation prime scolaire bi défiscalisation impôt bi ci indemnité de logement bi nga xamante ne rek dina coûter lu toll si fukk ak juróom-ñeenti milliards waaye itam augmentation wala yokkute prime jàngalekat yi ak yeneen poñ yoo xamante ne rek jot nañ see déggoo gouvernement bi nag jël na ndogalu rek fas yéene def kéem kàttanam ngir respecter yile engagement nga xamante ne jël na ko Younoussa Baldé mu ñu fa teewaloon. ginnaaw fukki waxtu ak juróom ñuy négocier gouvernement bi ak syndicat jàngalekat yi jot nañu déggoo ci ab bataaxal Abdoulaye Daouda Diallo mooy ministre bu yor lépp lu nekk finance. am na beneen dogal aussi bu ñu jël bu am solo surtout bu dugg si bu am incidence ci suñu budget lu toll ni fukk ak juróom-ñeenti milliards. mooy li ñuy wax défiscalisation indemnité logement nga xam ne poñ bu amoon solo am nañu quand même ñaari weer disons parfaire li defar ko si loi xam nga yokkute salaire moom. soo ko dee def fokk nga jaar ci loi dañu ne ñu tabax loi bi suñu si pare nag ñu soo ko appliquer à compter du 1er mai. waaye juróomi syndicat rek ñoo xaatima accord yooyu ci saasi bokk na ci SELS SIEMS UDEN SNELAS FC ak SELS authentique Abdou Fati moo yor seeni kaddu. li ñu wax jàngalekat yi mooy yokk yi su amee li ñuy am ndax day am impôt wala du am impôt ñu posé ko ñetti yoon gouvernement bi ne dara du si am impôt jox ñu chiffres yi ne lii du am impôt si góor yëpp d'accord nañu gouvernement bi application yi war a tax kayit yi gaaw te commencé nañu test bi Kaolack dañ ko baral fii ak ay weer mu gaaw ndax lenteur yi nekk sunu ginnaaw rappel sax dootul am gouvernement bi également d'accord ni question décisionnaire yi que le 4 mars dañ si waxtaan ak ñu. nguur gi di dalal tamit xel syndicat yi nii dina respecter engagement yi mu signé Abdoulaye Daouda Diallo. lu ñu def xam nañu ne bëri na mais su fekkoon ne amoon nañu yeneen possibilité dañu def yeneen effort. juróomi syndicat yu xaatima accord yi déggoo nañu ci ay kaddu ngir teg ci suuf grève bi maanaam daañu dellu ci l'école bi niki altine bi. Younoussa Baldé CUSEMS ak SAEMS ñoom nag xaatimuñu yile déggoo ñaari syndicat yooyu la dañu jël ndogalu rek waxtaan ak seeni base bi ñu jàpp ne rek moo leen yebaloon laata di dellusiwaat ci gouvernement bi ci altine ji yile secrétaire généraux yu CUSEMS ak SAEMS di xam ne ni rek base bi rek moo am kaddu wax ñu yëkkati wala sax doxalin bu ñu war a jël ci bile grève tax nag ba fi mu toll nii ñoom nag ñu ngi wéyal seenu grève ñu teewlu ci loolu ay kaddu Abdoulaye Ndoye di porte-parole ñaari syndicat yi ci micro Younoussa Baldé. signé ñu procès verbal tey. ndax amuñu mandat boobu. ñu yónni waxuñu ñu loolu. lu ñu yónni mooy ñu ñëw fii. wax nguur gi ñun lu ñu bëgg. suñuy mbëbët parce que lu ñu bëgg corriger inéquité yi. déglu nguur gi lu mu ñu jox. ñu taataan lépp bu dara manqué ñu delloo leen. def nañu loolu. moo tax CUSEMS ak SAEMS signé ñu dara signé ñu document signé ñu protocole signé ñu procès verbal. di ci yokku nag ni xeex bu ñuy xeex nii du rek mbirim koppar parce que dañu ne jàngalekat bi tubaab dafa ne c'est l'intrant qu'il faut former et motiver jàngalekat bu baaxee njàng mi ñoŋ njàng mi mucc ayib. tey boo jëlee mathématique amatul ay jàngalekat yu bari lu ko waral mooy condition de travail yi baaxul.
société civile bi nga xamante ne moo yëngu ci wàllum jàng beek jàngale bi moom nag rafetlu jéego yi mu jàpp ni rek nguuru Sénégal def na ko moom coalition éducation pour tous nag rafetlu itam li mu jàppee dañu taxawal benn comité de suivi ngir rek veiller ci ndax respecté nañ wala sax appliqué nañ déggoo yi nga xamante ne rek jot nañ koo xaatimam déet Seydi Ababacar Ndiaye mooy seen porte parole ñu teewlu ay kàddoom ci. moo tax ñu fexe ba discuter ñaan nguur gi aussi ne ko attention waruñu tamit li suñ ko xasee ba xaatim ba pare war nañu xalaat toog diir bu yàgg école maanaam daara yi war a stable diir bu yàgg bu ñu fàtte ne année yi passé lu bare te yàgg na am na grève yu bare yoo xam ne ce qui fait que système bi ce n'est pas si stable que ça te bëggoon stabilité ba mu am te loolu lu koy indi mooy nguur gi li mu wax mu def léegi ñun ñaan nañu nguur gi mu may ñu ko ñu am benn kuréel boo xam ñu ne si nekk ñun société civile pour lan pour que nguur gi li mu waxoon chaque fois ñu ko si aussi ko fàttali pour mu doxal ko su jegee sax ñu xamal ko ne jege na pour éviter mu am mouvement bu nit yi jógaat parce que dafa bare ay grève yoo xam ne am na fi at yi passé am nañ ko def parce que nguur dafa xaatim loo xam ne defu ko. coordination bu kujje politique bi ci Pikine bi nga xamante ne rek ñi ci bootu bokk na ci coalition wàllu Sénégal defar sa gox Yewwi Askan Wi ak Réewum Ngor ñoom nag amal nañ doxu ñaxtu ngir rek xeex li ñu jàppee ay doxalinu ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi Macky Sall ngir rek nangu ndam bi ñu jàpp ni ñoom seen candidat bu wàllu askan wi bu wàllu bu coalition wàllu Sénégal moo ko am di docteur Cheikh Dieng ci jongante local yi nga xamante ne rek moo amoon foofu ci ville bu Pikine ñuy nakarlu nag lu ñu jàppee ay fraude électorale yu ñu jàpp ni dafa amoon ci bile jongante ci Pikine Nord itam Cheikh Dieng jàpp ni li ni mel mooy ñaareelu plan de lutte bi nga xamante ne rek ñu ngi koy amal laata verdict bi nga xamante ne cour d'appel dina ko fësal fii ak lu néew Cheikh Dieng ñu teewlu ay kàddoom ci micro non ko Bakayoko. boo gisee marche bi tey dañ koo def ngir xam nga ko moom ñu mën a avertir président Macky Sall mooy le deuxième jalon d'un plan de lutte qui va se continuer mu leer ni sur la base des procès-verbaux yi génnee ci bureau de vote coalition Wallu a gagné très largement les élections dans le département de Pikine ginnaaw wan nañ les Sénégalais les preuves matérielles du hold-up électoral bi président Macky Sall tànte tey dañ ñëwoon ñi ñu voté loon kaay leen ngeen ànd ak ñun ñu won Macky Sall ni fañ nekkoon démb ci biir élection yi ñu ngi fi et on espère que ce message sera entendu par le président Macky Sall mais sinon nous passerons à une autre phase de lutte lu mu jaral Macky Sall mu jaral ñu ko bu soobee Yàlla. feneen fu nit ñi génnoon di Wakaam nga xamante ne rek ay jàmmarloo moo amoon ci guddi gi ci diggante ay ndaw lébu ak ay takk der ndaw yi nag bootu ci collectivité lébu dañu jot rek lakk ay pneu si route principale bi nga xamante ne moo nekk ci wetu rond-point des Almadies li ñuy sàkku rek wala li ñuy ñaxtu moo di rek ñu delloo leen terrain yi nga xamante ne Macky Sall daf ko jël rek jébbal ko Lions yi joueur équipe nationale vainqueur bu CAN 2021 bi seen staff ak seeni membre délégation officielle yi nga xamante ne ñoo demoon sa Égypte ñoom ñëpp nag ku si nekk dañ la jox terrain bu 200 mètres carrés ca Dakar lu ñu mel nag moo waral boobu les jàmmarloo bu amoon démb ci guddi ca Wakaam ñu wax ci leneen mu di rek appel Seydina Limamou Laye bi nga xamante ne rek léegi mu egsi am na nag réunion boo xamante ne amal nañ ko démb ci ngoon ci diggante ministère de l'intérieur ak ñi nga xamante ne rek ñooy pàcc yi am wàll ci boobule appel Antoine Félix Diome nag jot naa def le point une semaine rek des laata ñuy amal boobule événement tax nag ba mel ni doléance yi yu si ëpp rek yu comité d'organisation bi yëkkati woon am nañ si li nga xamante ni moo di satisfaction kii di Daouda Mbaye moo yëkkati kàddu gi si wàllu boobule ñooñu nga xamante ne rek ministre de l'intérieur daf leen doon dalal ñeel appel bu Seydina Limamou Laye bi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Simon Faye. pour mën
maanaam li ëpp si suñuy exécutif li concerné li service yi état bi waroon def fekk appel bi mën naa wax ne li ci ëpp sotti na kaaraange ak wàllu ndox ak wàllu dëkkuwaay yi wàllu sellal gox-goxaat yi wàllu set wàllu wér-gu-yaram mën nañu wax ne li ëpp si lu ñu doon demandé service yi mu concerné jël nañ ci ay matukaay AGEROUTE particulièrement annoncé na ne balaa appel bi di des ñaari fan au plus tard maanaam mercredi prochain dinañu ubbi VDN bi xam ne moo doon sonal waa Cambérène ak ñi doon jaaree noonu sonn incha allah mu des nag travaux yu diis yi ci wàllu tali ak ay infrastructure foofu dañu waxtaan ak gouverneur ministre de l'Intérieur instruire ko ne ko dañ ko intégré si comité de suivi maanaam bu appel bi passé ñu wëyal réunion yi pour mën a satisfaire besoin yooyu fii ak appel bii di ñëw incha allah. ñu ñëwaat ci génn àdduna El Hadj Malick Sy Souris démb ci ngoon la woon moom nag El Hadj Malick Sy Souris di ancien président fédération sénégalaise bu football nekkoon na itam politique boo xamante ne liggéey na lu bëri ci nguuru Sénégal wala ci état bi Fatmata Diop di ñu indil ay leeral wala di dellu siwaat ci ki nga xamante ne rek moo di El Hadj Malick Sy Souris ak parcours. Souris dootul reetaanati ba mukk comme ni ñu ko doon di gisee ci petit écran yi El Hadj Malick Sy Souris wuy jëna boroomam mu nekkoon joueur bu xarañoon ci atub 1960 nekkoon capitaine ci biir équipe tamit bu Jeanne d'Arc bu Ndakaaru ci boobee jamono mu boole woon jàng bi ak lile di tàggatu bi ci mujjanteel ga nag jàng bi moo daal di jël ci kaw lile di rek tàggatu bi ci booru 1965 mu daal di dakkal carrière footballam bi muy am ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci atub 2002 mu yoroon poste bu président bu fédération sénégalaise bu football ñu daal di gunge équipe nationale bu Sénégal yóbbu ko ba Coupe d'Afrique des Nations naka noonu tam quart de finale ci mondial 2002 moom mii di Souris nekkoon na fi jëwriñ bi ñu dénk wàllu tourisme taw Abdou Diouf tam jege woon loolu alliance des forces de progrès mi ngi ñu investir it ci rek commune ba mu nekkoon ca Point E te nekk tête de liste bu rassemblement des écologistes du Sénégal waaye nag tey jii sunu borom daal dina koo jël ci jamono joo xamante ne fekkee na sax bi Sénégal di jël Coupe d'Afrique des Nations ñu koy ñaanal suuf oyof ci kawam. Fatoumata Diop génnub àdduna El Hadj Malick Sy Souris bi dafa di perte bu rëy pour réewu Sénégal moom ancien vice-président bu fédération sénégalaise bu football ci diggante 2000 ak 2002 li ñuy fàttaliku ci moom rek moo di cadre boo xamante ne dirigeant bu mot sëkk la bu def kem kàttanam ci réussitu footballu Sénégal bi nga xamante ne rek ñu ngi koy dund jamono ji ñu teewlu ci loolu réaction wu Bounama Dieye. nit ku am valeur ku xam àddina ku xam ni ku am diine homme d'état la koo xam ne kii dajale ak takkalante pour nit ñu jokkoo nekk benn rek moo doon liggéey Souris fépp fu mu jaar wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ni dajale nit ñi la jullit ak xolam dara newu ci Souris du wax lu bon du def lu bon saa yu dënd yu jógee bu waxee ñëpp seen xel daal di la mais Souris dañuy fàtte ancien international parce que Souris homme d'état la nekk na ministre plusieurs fois donc dafa boole woon jàng bi ak football bi li nga xam ne moom la fi bàyyi ba léegi ci loolu la nit ñi di liggéey base yu solide la fi bàyyi lépp loo gis ci wàllu management gis ko ci wàllu administration ak ci doxalin ci wàllu football bu doon garab bu taxaw ni Souris moo ko jëmbat moo ko axawte ba mu toll coowul football lu mu bari mosuma dégg Souris yëkkati benn kàddu bu ñagas wala benn kàddu bu ñaaw teg ko ci kenn wala jëmale ko ci kenn. leneen di situation bi nga xamante ne dafa critique jamono ji ci Ukraine rawatina nag wala sax ak ci doomu Sénégal yi nga xamante ne ñoo nekk jamono ji foofule ca Ukraine suñu sukkandiko ci communauté boobule Ibrahima Badiane di rafetlu rek mesures yi nga xamante ne autorité sénégalaise yi jël na ko ngir dimbali leen waaye ba fi mu toll nii ñu ngi ci tiitaange ndax nag dafa jafe lool ngir ñu rejoindre frontière beeg Pologne ñu teewlu ko ci téléphone Ndeye Khady Thiam Tall. waaw li ma doon wax léegi si français mooy tey moom dëkk bi dafa doy waar trop parce que mosu ñoo yaakaar ne ñoom dinañ dugg si au niveau de la capitale tey nag non seulement dañoo dugg si capitale bi mais dañoo envoyé dëkk bi yëpp waaw di lancer des missiles donc wax dëgg yàlla nekkuñ si sécurité. da ngay obligé ñoom tey ni ñu doon def mooy leen ñi nekk fii si capitale bi ñoom seen building yi dañuy am ay underground yoo xam ne bon fa la ñuy nekk waaw pour nekk à l'abri quoi.
yeneen i série sanction ci kaw wala ci ndoddu Russie di ay sanctions économiques yoo xamante ne fësal nañ ko ci aljuma ji ñi ko fësal di Union européenne Suisse États-Unis Canada Angleterre yenn ci ñoom nag visé directement ki nga xamante ni moo di président Vladimir Poutine ak ministre des affaires étrangères di Sergey Lavrov. autant moom commencé na sax déployer ay éléments force ngir rek def ay réaction ngir gën a renforcer li nga xamante ni moo di dispositif de défense am waaye itam gën a réagir ci lépp loo xamante ne rek mën na am maanaam daal beneen fitna bu mun a jug rek ci coow bi nga xamante ne rek moo am ci diggante réewu Ukraine ak réewu Russie. 8h46 fii la ñuy ndax képp xibaar